asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi rawatina yéen ñi ñuy seetaan ci FM TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu nekk ci seen émission toute la vérité ñu fas yéene ci ànd ak gan bu mag kilifa gi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox kàddu gi nga présenté wu. asalaamaaleykum Boy Gueye maa ngi nuyu mbokki internet yëpp di rafetlu invitation bi di ñaan yàlla émission bi ñu dugg ci bismillah yeggali ko ci alhamdulilah. tur bi yaa ngi bawoo Fulum bokk ci parti biñ naan PRP Babacar Seck bu ñu bëggee xam Babacar Seck. waaw maa ngi tudd Babacar Seck Fulum laa dëkk effectivement comme ni nga ko waxee maa ngi nekk responsable politique au niveau local fii bokk parti biñ naan parti républicain pour le progrès diisoo ak askan bi PRP bu président Déthié Fall. et politique nag xaw nañ ci yàgg dugg voilà à travers parti Rewmi bu président Idrissa Seck voilà xam naa dinañ ñëwaat ci biir jotaay bi par la suite bi nga xamante ni créé nañu PRP si la ñu fas yéene ànd ak président liggéey pour njëriñu Sénégal. jërëjëf comme ni nga ko waxee dañuy dugg directement suñ premier sujet muy la politique au niveau local. Commune bu Morolan bokk ci commune bi nga xam ne daanaka ci wàllu politique dafa ne teg ndax dafa mel ni kilifa gi fi nekk di le maire Yves Lamine Ciss yéen ñemewu leen ko. waaw xam nga ñu bëri dañuy wax ni ñemewuñu maire bi fi nekk le maire Yves Lamine Ciss vu son expérience également ci politique yàgg na politique man je me rappelle en 2014 àndoon naa nag maa ngi moom doon nañu ànd ci politique et mu nekk nit koo xam ne xëy na bëri na expérience miin na tund bi miin na gox bi mais ñeme nañ ko xëy na loo gis rek avec le temps dañ si doox wax si ba ñu essayer indi alternance ci dëkk bi boobu ba léegi nag ay élection mu ngi am depuis 2014 mu koy gagné ba bi weesu nii sax ñun ñi fësaloon nañu pour bokk ci nekkoon nañ si candidat pour des raisons yoo xam ne xëy na c'est un peu sanitaire moo taxoon sax loolu fësaluñu ko woon mais gëm nañ ni lu Morolan mën na am changement xëy na y a beaucoup de leaders au niveau de Morolan mais dama gis ni xëy na seen taxawaay moo des mais ñoom ñu ngi bay seen waar pour fexe changer mbir yi. est-ce que du mooy li may wax ragal bi ndax yow demoon nga ba posé wu candidat. bëggoon posé wu candidat mais finalement nga retiré wu ndax mën nañ xam les vraies raisons. oui effectivement les vraies raisons c'est pas du question ragal parce que yaakaar naa mbir mi ñu ngi si bëgg a yàgg boobu ba léegi ñu ngi si langue bi di dox di wax. di également amal ay événement yu bëri yoo xam ni ñu ngi ko doon def mais li taxoon aussi parce que ñu ngi bokkoon ci les jeunes leaders bi nga xam ni président Bokar Diouf moo ko créé au niveau national mu nekkoon un projet boo xam ni c'était juste pour tous les communes du Sénégal ñu am fa les jeunes maires ñu bokkoon ci projet boobu depuis 2 ans ñu doon def ay activités ba ñu lancé suñu candidature motuloon def mais les vraies raisons li nga xam ne moo tax loolu mutul c'était juste pour des raisons sanitaires dañoo amoon problème santé mais normalement sax waajaloon nañu ñëw décembre bi pour bokk ci élection yooyu. waaw est-ce que du gestion monsieur le maire Yves Lamine moo leen xaw a tiital. non li fi nekk baaxul li fi nekk ñëpp xam nañ ni. li fi nekk ñëpp xam nañ ni baaxul. lan moo fi nekk te baaxul. yaakaar naa ni Morolan bëri na problème yoo xam ne xëy na gëm nañ ni bu fi maire bi fi nekk jógee xëy na mën nañ ko changer. foncier baa ngi fii moom déjà rek indi na problème bu rëy Morolan. waaw ñu taxaw ci foncier boobu. ndax gis nañ ni am na entreprise yoo xam ne dugal na ko ci gox bi. ci wàllu emploi daanaka 90% ñu ngi yeewoo. ci effectivement y a 80 du amélioration. oui certes nit ñaa ngi liggéey di fayeeku mais tey jii nii man bi ma ñëwee nii rek yàggul dara mais booy waxtaan ak nit ñi da ngay xam ni y a beaucoup de choses yoo xam ni xëy na gëm nañ ni mën nañ ko gën a améliorer gën ko defaraat. comme lan ak la. ci wàllum liggéeyin bi ci wàllum payoor gi ci beaucoup de choses yoo xam ne xëy na laaj na yoo xam ne yaakaar na nit ñi fay liggéey ak maire bi war nañu toog xoolaat ko parce que tey ji ay nit ñoo xam ne ñoo fay liggéey ñoo ñuy ñëw di ñu wax yu bëri yoo xam ne xëy na gis nañ ni pour jëmale mbir mi kanam war nañu woote waxtaan si toog diisoo ak askan bi waxtaan si également ak le directeur bi nga xam ne moo fa nekk pour conditions travailleurs aussi ñu gën ko mëtal gën ko defar mais ñun moom point bi ñu ci rafetlu rek mooy xëy na Morolan toll woon na foo xam ni amul woon emploi métti woon na dëgër woon na xëy na côté boobu c'est un point positif mais loo gis rek am na ay amélioration am na lu ñu si mën a yokk am na yoo xam ne également mën nañ ko defaraat bu baax a baax. bu ñu jógee daanaka opposition bi yëpp danaan Yves jaay na suufas Morolan ci yan condition lañ ko teg.
bon yaakaar naa conditions yi c'est-à-dire boo seetee une délibération de 35 ans boo xam ni ay hectares lañ fa délibéré mooy seen qualité fruit bi indi woon na coow lu bëri Morolan. mais il paraît que apaisé wu na ndax waxtaan am na ci. oui effectivement waxtaan am na mais y avait toujours benn kuréel bu ñuy wax waa non ñoom ñoo xam ne xëy na bañoon nañu ba léegi ñu ngi bañ. li tax ñu bañ aussi il y avait ñoom xamoon nañ ko amoon na ay raisons yoo xam ni ñoo taxoon ba parce que suuf ci Sénégal vraiment gisuñu fenn foo xam ni une durée de 35 ans nga joxe ko foofu suuf boo xam ni peut-être mënoon nañ ci am lu bëree bëri xëy na bu ñu waxtaanu promoteur bi nga xam ne moom tool bi. mais est-ce que waxtaan amul woon préalable parce que tamit ñëw ñu rek jël tool yi. waxtaan jiitu woon na ci. effectivement waxtaan mënoon na am je me rappelle xëy na woote woon nañ kër chef de village. yu mel noonu waaye waxtaan amoon nañ si. mais ba léegi des na parce que mbir mi nekkul ni yow da ngay joxe ba pare soog a waxtaan moom boo seetee li fa amoon presque joxe woon nañ ba pare. li fa amoon mooy ni suuf si kenn bàyyatu ko waa Morolan ñu ngi de mooy wax yoo xam ne xëy na maire bi doon na ko wax gënoon na rafet balaa ñuy joxe ñu waxtaan ak nit ñi xool nuñ koy doxalee comme ça lépp mën a tegu si yoon moo gënoon ñu dugg ba si biir ay problème di ci am ku ne di ci dégg lu nekk da waaw mais comme waxtaan amoon na te suuf si kenn bayu ko je pense que loolu atu la woon rek pour ñu jox qualité fruit yi tamit suuf si. waaw oui xëy na nit mën na jàppee atu foo xam ne xëy na créé na emploi ñoom benn réponse boobu kese lañ si am mooy atu bi mooy créé nañ fi emploi xëy amul woon ci tund bi créé nañ fi fexe nañ ba nit ñi jóge Dakar di ñëw mais loo gis tamit am na ay manquement ñun li ñu jàpp. lan mooy manquement yi. manquement yi bëri nañu mooy que ni tey jii nii nit ñaa ngi fay liggéey xëy na payoor bi ñu leen di fay xëy na mënoon nañ ko négocier waat waxtaan si. ñu yokkaat ko. voilà effectivement. ak lan les conditions de travail tamit métti na métti boo xam ni durant les fêtes damay gis nit ñi di xëy na mënoon nañ leen gën a waxtaan gën a organiser mais loolu je lance un appel ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee ñoom ci seen biir ñu waxtaan. toog waxtaan ak promoteur bi waxtaan ak maire bi xëy na solution mën na am foofu. ci wàllu foncier bi dafa mel ni loolu rek mooy jafe-jafe Morolan wala am na yeneen. non am na jafe-jafe partout. y a piste rurale yaa ngi fii gis nañ ñu am na dëkk yoo xam ne c'est un peu enclavé boo gisee Fulum ay Sambay Karang ay Palu ñëw bi des fois day xaw a jafe. surtout mais Fulum defalaat nañ leen seen piste bi non c'est des passerelles yoo xam ne xëy na ñoom dañ naan defar nañ ko mais chaque at da ngay gis réception bi ñu defaraat ba bisu mujjee nii y a même pas 2 mois pont boo xam ne ñu ngi koy defaraat. xëy na loolu baaxul. voilà effectivement. xëy na jëluñu jumtukaay yi war pour defar ko. c'est ça li nga xam ne moom la ñu war a def defuñu ko tey jii jàpp nañ ni boo amee projet yu toll noonu war nga mën a wut benn entrepreneur boo xam ne xëy na liggéey bi dina gën a mucc ayib. bañ a def peut-être des gré à gré mooy li ñu gën a gis au niveau fii ci Sénégal waxuma la sax communal mais au niveau national sax yooyu genre xeetu marché yooyu def marché yaa ma neex xëy na loolay tax problème yi di gën a bëri ci wàllum liggéey bi kon tey jii xëy na buñ ko tegoon si yoon xëy na pont yooyu mënoon na dimbali nit ñi parce que Fulum tamit je me rappelle ay jamono ci ginnaaw métti woon na trop pour bu tawee nga génn voilà y avait beaucoup de problèmes xëy na amélioration am na ci mais mënoon na gën a rafet également mënoon nañ ko gën a kon daal li la ci metti mooy marché gré à gré yi ñuy joxe. effectivement parce que loo gis tamit dañ koy teg si yoon. y a des gens yoo xam ne xëy na loolu mooy seen domaine jàng nañ ko xam nañ ko peut-être am na sax biir Morolan wala ci tund bi mënoon nañ leen teg ci loxo yooyu comme ça liggéey bi gën a avancé. ginnaaw loolu électrification ak adduction d'eau dafa mel ni yembe na ci seen commune. waaw électrification bi rawatina Fulum gi nga dëkk. voilà doon na lu ngeen doon jóg. effectivement c'était une vieille doléance boo xam ne xëy na ay at si ginnaaw ñu ngi ko doon kaaj ñu ngi féliciter également le maire si projet bi xëy na sonnoon nañ si trop. di également gërëm ci population bi ci dox tànku voilà ba lépp mot xëy na li ci des yaakaar naa commune Morolan boo jëlee 18 villages yi Colobane rek moo fa amagul courant. ak Kër Daouda voilà ñu ci ñaax monsieur le maire surtout nga xam ni Kër Daouda courant bi daf ko traversé je pense que warul mën a doon problème genre dëkk boobu ñu ci woo responsable yëpp ñu gën a taxaw également. am nañ fa système bu baax Fatou. kon loolu day delluwaat ci li may wax kon daanaka yéen amu leen lu ngeen di wax monsieur le maire le bilan est positif. non le bilan mën na positif mais on peut toujours discuter sur un bilan positif. discuter te def na ay réalisation ay amélioration. waaw mais vous savez loolu moo tax ñun ñu fal ko pour mu liggéey. bien sûr ñun li ñu jàpp mooy que ni buñ la falee
pour un mandat déterminé da nga war a ñëw liggéeyal askan mais du ñàkk ci liggéey boobu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jigéen ñun ñi nga xam ne ñun ñooy les acteurs politiques am na yeneen projet yoo xam ne également mën nañ ko indil Morolan parce que c'est pas l'électrification ak adduction d'eau c'est-à-dire branchements sociaux mais y a l'éducation y a la santé tey jii gis nañ problème yu bëri yoo xam ne xëy na mën nañ ko waxtaanee biir Morolan mu gën a avancer. yan problème par exemple. santé bi y a beaucoup de communes yoo xam ne tey jii mën nañu am poste de santé mën nañu am également équipement parce que tabax benn bâtiment rek nag dëkk bi am na poste de santé taxul ñu naan il faut tamit mu am équipement boo xam ne askan bi buñ soxlaa faju ñu mën a faju dans les meilleures conditions. lañ mujjee tabax poste de santé. effectivement yaakaar naa am na équipement. bon am na équipement mais mën nañ ko gën a yokk parce que am na ay manquements yu bëri pour personnel bi fa nekk également mën nañ ko augmenter comme ça parce que Fulum dëkk bu mag la comme ça population bi aussi ñu mën a faju ci éducation moom yaakaar naa commune bi amul lu muy wax foofu ndax vraiment gis nañ njàmbarte gi nga xam ne Yves taxaw na ci. effectivement ci côté éducation xëy na mu ngi si taxaw mais ba léegi des na parce que y a beaucoup d'écoles yoo xam ne ñu ngi biir Morolan xëy na collecté guñu leen également ci am na dëkk yoo xam ne xëy na ba léegi motale guñu ay 6 salles de classe même boo demee ci yenn dëkk bëri na yan lañ collecté wul ak yan moo amul. déjà Fulum collecté wuñ ko keroog maa ngi dem po Colobane également c'est pareil. Palo également ca kaw c'est pareil kon y a ay sàmm éducation bi des na lu bëri équipement également table banc moyen également des na mais également des fois des manques enseignants comme ça également yooyu yëpp xëy na maire bi xëy na am na yoo xam ne du ay compétences mais mën na ci def ay effort voilà mën na ci def ay effort yoo xam ni xëy na mbir mi dina gën a mëteef. ci wàllu habitat gis nañ ni at yi ñu génn daanaka maire bi ngi dugal carrément loo xam ci morcellement wala parcelle yi nga xam ñoo war a am ci dëkk bi kaawu Fulum xawoon poser problème ndax am nañu ko doon bañ. oui effectivement am nañu ko doon bañ parce que bu dee nit ki par exemple dafa am toolam si ginnaaw dëkk bi am fukki doom yow nga bëgg a ñëw également am nooy doxaleeg moom xëy na mën na doon problème. par exemple lotissement yeeg yooyu yëpp doonoon na problème parce que Fulum instant bi ni kër yi dafa fees daal. mais léegi ñi amul tool ci ginnaaw kër yi. te bëgg a dëkk ñoom nan la ñuy def bu fekkee ñi ci ginnaaw kër yi dañoo bañ. voilà mais loo gis rek ay waxtaan la. les autorités sont là ñoom li ñu war a def également mooy dem waxtaan ak population bi waxtaan ak propriétaire. mais dégg naa maire ñëw na fa lu mat plusieurs reprises di waxtaan ci li nga xam ne mooy morcellement yi. mais yéen waa Fulum yéen a bañ. non du question bañ mais xëy na les conditions yi nga xam ne moom la maire bi teg xëy na moo arrangé wul ñi nga xam ne ñooy borom tool yi. c'est-à-dire par exemple nga bëgg a dagg terrain nit ki am lii nga am lii mairie bi am lii. waaw mais c'est normal mairie noonu lay liggéey. effectivement c'est normal. mais tey jii nii xam nga ñun dañoo dëkk ci zone boo xam ni c'est un peu amatuñ fu ñuy dëkk. parce que boo seetee lu ñu wër yëpp jaay nañ ko. voilà projet yeeg kërëb. maintenant li ci ëpp solo tey jii man li ma jàpp mooy que maire bi moom nañ ñëw waxtaan ak nit ñi wax leen lii moo mën a nekk lii moo mën a nekk parce que gis nañu par exemple boo génnee juste côté école ba. waaw gis nañu ay terrain yoo xam ni jaay nañ ko xëy na waxtaan bi ci waroon bu sa amoon xëy na mënoon a demee noonu. nga xam ni peut-être dinañ mën a def lotissement boo xam ni ñëpp kuy jeune wala ñi nga xam ne bëgg nañ fa terrain mën fa dëkk. tey ci bilan wu Yves Lamine Ciss. lan moo ciy gàkk-gàkk en tant que leader. non man li ma jàpp mooy gàkk-gàkk xëy na bëri na man du ma wax ni liggéeyul Yves c'est un bon maire moom maire la boo xam ne. xëy na ñaata citeel ñu ci ay exemple yoo xam ne gàkk la anaana peut-être moom mu mën ko changer. foncier bi mën na ci indiwaat li ma wax sànq mooy wàllum suuf si mën na ci waxtaan ak promoteur bi nga xam ne mooy borom tool bi. dimbali ñi nga xam ne également ñoom ñooy baykatu local yi nga xam ne ñoom amuñu xëy na yenn doole parce que tey ji gis nañ problème mu soble bi. bu mu génnee promoteur bi su génnee soblam daanaka ñiy bayu entre Fulum Ndey Ngomeen yooyu yëpp dañuy am problème pour jaay lambale quoi. effectivement xëy na loolu comme que ki nga xamante ni mooy le directeur am na benn chambre froide boo xam ne mën na ci def bagage am xëy na mën nañu waxtaan ak moom ñii bu ñu defee lii après moom il a le temps parce que moom am na fu muy denc par rapport ak ñi nga xam ne amuñu fu ñuy denc bu tawee tey soble bi yàqu comme ça au moins liggéey bi dina gën a rafet waa Morolan également dinañ ci gën a gis seen bopp.